jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média ñuy jégalu rek ci pàcc bu njëkk ñeel soir d'info nag ñaareelu pàcc bi di ngeen ko am ci kanam tuuti lay doon xibaaru maraxi la ca gën a fës rek mbokk yi bokk na ci commerçant yu marché Gueule Tapée nag mere nañu lool maire ba di Ousmane Ndoye ak préfet bu Ndakaaru ndax nañu doxalee seenu cantine nag di cantine ñu xëy daj ji ñu ne jotuñu benn këyit bu leen koy yëgal seen marchandise des ca yëf yooyee maire ba di Ousmane Ndoye nag tontu na leen këyit kay jot nañu ko ñoom ñoo lànk ne duñu koo jël moo waral nag ñu doxalee noone ñu defee ndax mënutoon a ñàkk la ñu waroon def yépp def nañu ko. collège bi ëmb délégué personnel yu hôtel King Fahd Palace nag ñi ngi sàkku ci Racine Talla mu able rek ci bopp direction boobu ndax yorinam baaxul guddi baaxul bëccëg ñoom liggéeykat yooyu nag di sàkku sax ci nguurug Sénégal mu daal di def rek ab audit jëmale ci hôtel boobee téeméer lañu ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci agent yoo xamante ni nee nañ nag daanu gën a sori ci xeex bi ndax chômage technique bëgguñu koo dégg tey bëgguñu koo dégg ëllëg. Ousmane Sow Ichar faatu na moom moomu nag xam-xamam màccoon ci wàllug caada lool sax xamoon it wàllug musée musique naka noonu critique d'art gëstukat Ousmane Sow moom sax teboon nañu ko PCA bu musée des civilisations noires. dinañ wax it ci wàllug mbas mi ak tolluwaayu ndeeteel yi di gën di jéggi dayoo fi mu ne Sénégal mi ngi ci téeméer ak fukk ak juróom-benn yoo xamante ne ñàkk nañu seen bakkan bisub tey ji nag lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo am jàngoro yi mbas mi ci rek maanaam juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaari test yoo xamante ne def nañu ko ci diwaanu Ndar it ña ngay wooteeg wàllu ndax jàngoro yi mbas mi gis nañu ne fan yu mujj yi nag mu ngay gën di yokku ndax dafa mel ni ña bàyyeekoo nag ci yeneen yi dëkk dugg fa daanaka ñoo fa gën a lawal jàngoro jooju rawati nag ka fekkoon baax ci Richard Toll te ñàkk bakkanam ci mbas mi mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxee loo ñu yaatal. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon commerçant yi nga xamante ne ñoo féetee ca marché Gueule Tapée mere nañu lool maire boobee di Ousmane Ndoye ak préfet bu Ndakaaru ñoom ñooñu nag nee nañ ñoo dajji seeni cantine tey ci suba te jotuñu benn këyit bu leen wane ni dañ faa war a jugee la ca gën a metti nag mooy seen marchandise yépp des na ca cantine yooyu ñu dajji Alioune Badara Samb moo wax ci seen tur ñu teewlu ko ci micro Amadou Ba. tey daal li am fii mooy préfet Alioune Badara Samb moo ànd ak Ousmane Ndoye ñëw amul joxuñu ñu sommation joxuñu ñu dara ñëw gaare fi ay oto fii yëpp ay oto police ba mu fees dajji sunuy bagage di ko jal ci mbedd mi di ko sànni di génne bagage bi ñu leen laajee nee nañ da ngeen di quitter terrain bi te ñoom dañoo discuter woon ak ñoom discussion yi lii la woon mooy site de recasement lañ waxante woon ak ñoom léegi ñoom ñu ne kaw pont bi lañ am ñu ne leen kaw pont bi du site de recasement su ngeen ñu wutalee site de recasement ak dédommagement manque à gagner su boobaa mën nañoo déplacer wu la ngeen bëgg li ngeen bëgg ngeen def ko parce que ñoom li ñu amoon ci marché bi partie C la woon di 142 cantines yoo xam ne si moom la ñu waroon a defar ñu waxtaan ci ba juboo bañ tojee loolu ba pare ñag bi promoteur bi génn carrément ne moom marché bi yépp lañ ko jox te marché bi yépp lay jël loolu daal moo fi am nii ñoo ngi nii sunuy place ay millions fa ne accès wuñ ci ay xale yu bare bari lañ jël ñu dugal leen ca place yi ñuy génne bagage yi di ko génne ci bitti di sànni pour mën a toj sunuy place. maire ba di Ousmane Ndoye nag indi na leeral ci këyit googu commerçant yi ni jotuñu ko moom nag la mu xamle mooy jébbal nañu leen sommation ñoom ñoo lànk ne duñu ko jël moo waral nag ñu daal di defee rek ni ñuy defee ci suba te muy xëy nag dajji cantine yooyu maire ba ñu teewlu ko ba tey ci micro Amadou Ba. avant ñu yegsi ci toj bi. depuis 9 mois ñu ngi am processus di waxtaan ak commerçant yi ñëw nañu ba fa nga xam ne ñoom d'accord nañ ne mënatuñu jubboo ak ñoom maanaam ñoom sur les 500 à peu près juróomi téeméeri nit yi fa nekk ci amoon cantine ñeenti téeméeri ak nangam
logé nañ leen ñu nangu ko mais ñoom mat nañu ñaar fukk fanweer maximum ñu ne ñoom ju ñu dem depuis 9 mois ñuy discuter ak ñoom ñu ne nañ leen dédommager benn ñaareel mooy fi ñu leen di yóbbu bëgguñu ko mais ñeneen ñoom ñu ko fa mais ñoom bëgguñu am nañ droit nag bañ a bëgg bi ñu waxtaanee ak ñoom ba il y a 3 semaines ci gannaaw mënatuñoo juboo ñu ne bon comme fii la mënatuñoo juboo na ku nekk xam nu muy demee ci la ñu wut nag ñun suñu ay yoon yi nga xam ne amoon nañ ko mais mosuñ ci woon bëgg dem ñu jox leen sommation ma def arrêté rappeler arrêté bi fermer marché bi def leen sommation boo xam ne waa maire bi ñu leen ko yóbbul ñu bañ ko jël ma wut huissier bi yóbbu sommation yi ñu bañ ko jël ñu def ko lettre recommandée ñu bañ ko jël donc ñun def nañ li ñu war def ñoom ñoo bëggul jël suñu sommation mais xam nañ ne sommé nañ leen ñun ñu ngi accusé de réception yëpp documents yi ñu am yëpp huissier bi yëpp ak constat du huissier bi yëpp def nañ ko léegi nag bu loolu bu ñu demee ma xam ne amatuñu pexe ñun aussi sommé nañ leen ñu woo loi bi exécuté force de l'ordre yi ñëw jàppale ñu dindi ko dindi nañ ko nag du amul ndam amul ne maire bi daf ci am ndam def nañ loo xam ne bu ñu gënaloon duñ ko def parce que ñun li ñu gënaloon mooy ñu déggoo parce que ci suñu loxo la ñu nekk ñoom. mu nekkoon maire bu Fass Gueule Tapée ak Colobane ni mu ko waxee woon ci ndorteel li muy collège bi ëmb délégué personnel yu hôtel King Fahd Palace ñoom nag li ñu sàkku rek mooy njiit la di Racine Sy nag able ndax yorinam baaxul guddi baaxul bëccëg loolee la ñu xamle te ñu ngi sàkku sax ci nguurug Sénégal mu def audit jëmale ci hôtel boobu téeméer lañu ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoom nag nee nañ chômage technique nag bëgguñu ko dégg benn yoon Mohamed Samb ak Youssou Baro. ci anam bii la liggéeykat yi di hôtel bu King Fahd di fësalee seen naqar ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci ñoom kii di Racine Sy dafa war a jugee ci boppu l'hôtel bi lee ndax liñ koy tuumaal ñoom ñi lee moo di rek ñàkk doxal yëf yi ci anam bu jaar yoon. ñun ñi nga xamante ne nous sommes des embauchés ñu toog si biti moom mu jël ay mbokkam la jël waaw pour le dire ay mbokkam yoo xamante ne da leen jëlee fa mu dëkk indi leen si hôtel bi fii ñuy liggéey amuñu contrat ñuy liggéey fii ñun ñu toog si biti. ñu ne loolu mënul nekk moom bi mu ñëw si kër gi indiwu fi 1 franc encore dërëm indiwu ko fi dafa yor saagam rek teg amul dara lu mu fi investir indiwu fi dara donc nag bu fekkee dafa am ñooy dem moom moo jël saagam dem mais du ñun. ñoom liggéeykatu hôtel bi nag bu ñu sukkandikoo ci ñoom nguur gi ci wàllu boppam dafa war a auditer kër gi maanaam mu saytu ko ba lépp lu ci jaarul yoon ñu sippi ko. naxaate la fi nekkee il faut que nguur gi gouvernement bi le président Macky Sall mu jël ay responsabilités am ñëw envoyé fii ay nit. au moins bokk ñu audité hôtel bi parce que fii luubal moo fi am maa ko wax j'assume mes responsabilités xaalis bi fi nekk yëpp Racine Sy sàcc na ko je pèse bien mes mots bu ñu dee nañuy ñëw ñu audité hôtel bi. bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne si kenn la ci liggéeykatu l'hôtel bi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari agent yi nga xamante ni dañ leen nar a yóbbu chômage technique ñoom nag ànduñu ci te itam ñuy xamle ni bu fekkee ni saafara amul ci seen i jafe-jafe daañu amal yeneen i ñaxtu. mais 2 mois yii ñu jëm nii mais mooy suñu problème comment se fait-il que nit ki nga xamante ne day vivre ak salaire am ñu koy fay 100% muy am problème. nga bëgg ne da nga koy fay 50% avec toutes les retenues maanaam sa salaire day jaar banque jël li muy jël nga jël retenue yëpp mais lan ngay vivre loolu mooy fayloo nit ki xaalis. dinañ def ay marche dinañ def ay sitting bu ñu jaralee sax nañuy yóbbu si kaso bi tëj ñu jaral nañu ko parce que ñun ñun ay góor lañu. kenn duñu sacrifié. bile sitin ci kanamu bërëb bi ñuy liggéey di hôtel King Fahd Palace ci la ñu fësalee seen i jafe-jafe waaye nag terewul ni ki benn waxtaan dina dox ci diggante liggéeykat yi ak direction bi ëllëg ak jàmm ngir rek mun a ut ay saafara ci yile jafe-jafe. jaajëfal bu baax a baax Mohamed Samb lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni ci gàtt nag soxla nañu ko ren njiital sàmm ci Sénégal nag mi ngi dalal xel yi ci tabaski bi ñu dëkkmal ndax lu soxal wàllu droit yooyu ñu doon wax sax ak taxi yi nguurug Sénégal nag jël na ci dogal loole nag di seenub mbégte waaye du tee nag moom mu jiite sàmm si ma ngay woote rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmkat yi ñu def seen kéemtalaay kàttan sàmmonteeg maanaam mesure barrière yi ngir mën a fegu bu baax a baax ci mbas mi Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. kuréel gi ëmb sàmmkat yi ak ñi yëngu ci wàllum jur ñoom de ñu ngi waajal bu baax tabaski bi ba tax na ñoom ñëpp jóg nañu ngir fexe nag ba ren ji ak jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko ci feebaru coronavirus bi de xar du manqué ci réew mi. ñu ngi dugg ci tabaski bi boobu it danaa féliciter état parce que it am na ay bor yu bari
yoo xam ne yi wax dëgg yàlla dimbale na éleveurs yi pour que ñu am financement ñu dem jëndi ay jur ñu ci bari aussi ñu ngi sur le terrain. ministre bi aussi wax dëgg yàlla wax na ak ay naataangoom yi nekk Mali ak Mauritanie pour que xar yi jéggi ñu ñëw. ñoom it rafetlu nañ lool bataaxal bi nga xamante ni njiitu réew mi génn na ko. président dafa exonéré lépp lu jëm ci wàllu taxe ak ay droit kon loolu aussi en tant que ay citoyen war nañu ci bàyyi xel. lu jëm ci wàllu yeesalaat taxawaat secteur élevage Ismaïla Sow gis ni lu baax la waaye nag yarkatu jur yi dañ leen cee war a dugal. éleveurs ñi ñoo ci war a jiitu parce que secteur privé la te élevage aussi élevage éleveurs yi la fonctionnaire bu fu mënta nekk bu sa retraite jotee da ngay dem sa yoon. sant naa ci ñu bari nag wax dëgg yàlla ndax ay jàmbaar lañu. président conseil national de la maison des éleveurs di sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite daral yi rawatina bopp moomeel yi nga xamante ne farat daral yi nekk ñu jël seenu matukaay fexe nag aaru bu baax ba jàngoro ji di coronavirus du dugg ci daral yi. ab kuréel bu ëmb ndawi réew mi ña nga woon nag fële ca Moldis bu port seeti nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllug napp geeg seen i jafe-jafe yooyu nag la ca ëpp bokk na ci licence de pêche bi nga xamante ni moom moo indi coow li jëmale ci nappkat yooyu ki ko jiite woon nag di Mamadou Diop Decroix moom la muy sàkku rek mooy nañu xool intérêt yi réew mi jiital ko ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba ak Amadou Ba. li ñu fi gis nag vraiment bari na lool am na lu bare lu ñu fi jàngat yaakaar naa ne li ñu wax nun mooy bu ñu semaine prochaine dinañu toog ak responsable yi ñu waxtaan gën a parce que tey mbooloo mi bare na ak yooyu ñu mën a wéet waxtaan pour gën a xam problème yi naka la posé woo ak ñun député yi naka lañ ci war a mën a taxawee wante li nga xam ne daal xam naa ko ci mooy jafe-jafe yu bare li ko indi mooy ñàkkum armement li tubaab di wax armement maanaam ay bateau yoo xam ne waa Sénégal ñoo koy moom di man di dem ci géej gi di napp ni mu waree bu ko defee di transformer poisson bi parce que dégg naa ne transformer lu bare ci li ñuy napp dañu koy jaay duñ ko liggéey duñ ko transformer te bu demee bitim réew ñoom dañuy transformer ñu jaayaat ñu ko encore loolu il faut nu am ay armement mën a dem ci géej gi napp ni mu waree te bu ñu nappee itam ñu am usine yoo xam ne dinañ ko mën a defar ni mu waree ba nga xam ne bu nu France jaayee jën ñu nit ñu jaay France jën jaay Amérique jën jaay Japon jën loolu transformation bi day def ci baax trop alors loolu nag wax naa ne li ëpp solo mooy ñi nga xam ne ñi ngi fi di fi liggéey yéen comme yàlla def na tey teew ngeen fi je crois que li ëpp solo mooy vraiment acteurs yi ngeen ñu wax leen ñoom li ñuy liggéey lan la li ñuy yëngu lan la niñ ko gisee daal. ñu dem ba diwaanu Ziguinchor lu ëpp nag ñaari at ak juróomi weer daanaka mat na ko sax ñaari at ak juróomi weer yoo xamante ni ñi ngi ko làqoon rek jant bi moom taskatu xabaar boobu ñu gën a xam ci René Capin Bassène gannaaw nag jéeje amoon ca Boffa Bayotte lu toll nag ci diir googu wax naa ko léegi làq nañu ko jant bi nag te kenn dégloogu ko déglu googu nag ma ngi doog di am avocat am nag ñaawlu na ko lool ndax leneen la mu ñaawlu nag mooy anam sax yi ñu ko dencee woon mu nekk anam yoo xamante ne nag dëppoowul ak yoon te booy xool sax dafa mel ni jot nañu ko mettital maître Ciré Clédor Ly ñu teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi. daal moom laa naqar moom moo di que dañuy jàpp ay nit lu mot ay at ñu toog ci kaso bi duñu leen atte duñu leen bàyyi dañuy xëy benn bés rek ñu bëgg lépp sotteendoo alors que nit ki bu fekkee jàpp nañ ko war nañu def enquête boo xam ne que bon dinañ ko teel a woo teel ko laaj naka la mbir mi demee mu expliqué wu ci li muy expliqué ñu xool ci enquête bi li nga xam ne war nañ ko saytuwaat ak li nga xam ne xëy na bon loolu mën na féete boor ndax enquête du ci rek da ngay laajte wala ñëw di fexe di maanaam tëral nekk kii lañ ko jiiñ moo ko def te loolu mooy li nga xam ne bu ñu waxee dëgg Sénégal loolu moo fi ëpp mais dama nekk man sama bopp li nga xam ne que dama koy jooytu da ko naqarlu moom moo di que léegi dañuy ba tey li nga xam ne yaakaaru nañ ne que jeex na que ci ñoom Ablaye Wade ak ñoom seen ca la yemoon nga xam ne que ñu mel ni ay maudits dégg nga ñu yàq seeni kanam
dégg nga ci ay torture dégg nga que loolu jeex na fi wante bu fekkee ne que dañoo toll ba tey ji ñuy ay nit di taxaw naan que dañ leen torturer di joxe ay firnde ne ko xool leen lii ak lii day wane que dañ ñu torturer wala di wax ay bërëb yi ñu leen dugal yoo xam ne doomu aadama mbaam xuux sax duñ ko fa dugal loolu lépp pour que ñoom ñu nangu loo xam ne que teguñu leen ko loolu dafa di loo xam ne dañ koy naqarlu léegi nag bu ñuy dégg gendarmerie kooku non seulement dinañu naqari mais aussi dinañu metti ndax nit ñi fi ñu teg gendarmerie ak niñ ko nawee dégg nga bu fekkee ne que xam nañ ne que ak yaakaar bu ñu am si ñoom dégg nga bu fekkee ne que dañu leen di jiiñ yu mel noonu kooku non seulement dafay wane que ne dellu nañ gannaaw wante war nañu gën a tiit. mu ngoog ñu jógee foofee ca diwaanu Ziguinchor te delsi Ousmane Sow Huchard faatu na moom moomu xamee woon lool ci wàllug caada ci wàllug musique ci wàllug musée muy nag fi ñuy dëxëñ ak di denc taarix ak lépp lu xeetoog wàllug caada moom moomu sax ci fàttali ñu tabboon ko PCA bu musée des civilisations noires mu ngi toll woon ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett nag ci la dëddu àdduna moom ku màgg kooku wax naa ko ci wàllug caada Diouf ak nataalam. Ousmane Sow Huchard kilifa gi fi bàyyeekoo tey ràññewoon nañ ko bu baax a baax ci lépp lu laale cosaan ak aada fi ci réew mi ba ci bitim réew kooke nag ñu doon duppee homme de lettres et de culture taxawoon na taxawaay bu rafet fii ci réew mi musicien la woon bu xam li muy def fonkatul lool doon na ci jàppale tamit ay moromu artisam yu bëri doomu Ziguinchor bi ñu ne nag li ñu duppee musicologue la maanaam ku jàng musique xam ko lool doon ci tedd tamit jaar-jaaram ca université Montréal da koy firndeel ndax foofee mayoon na ko tamit ñu mu yokk xam-xam lu aju ci wàllu anthropologie muséologie histoire de l'art am fa bàyyeekoo nag ci la dem université Laval bu Québec jàng fa li ñu duppee anthropologie sociale ak culturelle loolu mayoon na ko tamit mu mën a jiite ay kër liggéeykaay yu bëri bokk na ci loone cabinet d'ingénierie culturelle Siwara bu doon yëngu ci wàllu art ak action wàllu décoration tamit doon nañ ko laaj xalaatam ci ay projets yu bëri lépp lu laale li nga xamante ne mooy analyse facteur socio-culturel bés buñ doon taxawal ay projet de développement doon nañ laaj ki nga xamante ne mooy Ousmane Sow Huchard mu indi ci xam-xamam ak loole nuñ ci war a taxawee ci wàllu art lu aju ci wàllu conseil africain des musées xamoon nañ ko fu baax a baax foofu ci UNESCO naka noonu association des chercheurs sénégalais fa la bokkoon nekkoon na tamit biennale Dakar ku fa doon xamante ne rek doon na joxe xalaatam bu baax a baax ak ca ministère de la culture Soleya Mama ñu ne liggéey na ak ay artistes yu bëri fii ci réew mi bokk na ci Youssou Ndour lu toll ci ñetti at yoo xamante ne moo jiite fondation Youssou Ndour nekkoon na tamit administrateur général adjoint bu Youssou Ndour et d'office loolu rek di firndeel taxawaay bi mu mës a am ci wàllu musique boo xamante ne da ko bëggoon lool xam ko tamit auteur compositeur la woon interprète Ousmane Sow Huchard bindoon na ay paroles yu bëri bokk na ci musique bu Union africaine boo xamante ne rek daanaka jëfandikoo nañ diiru fukki at yoo xam ne ñoo ngi ko doon faral di wéy ci yenn xew-xew yi Ousmane Sow Huchard mi fi bàyyee ko tamit ñu ne nag doon na yëngu ci wàllu politique taam woon écologie ak lépp lu laal environnement loolu mayoon na ko sax mu nekk ci assemblée nationale yi mu bind nag bëri na li ci gën a fës nag bokk na ci Kora objet témoin civilisation Mandeng ak li nga xamante ne rek jot na ko am ci wàllu raaya bokk na ci chevalier de l'ordre national du Lion chevalier de l'ordre national des arts et des lettres de France ak officier Pléiade ordre de la francophonie et du dialogue des cultures loolu rek di firndeel taxawaay bi Ousmane Sow Huchard amoon. mangook ñu koy ñaanal rek fa mu jëm gënal ko fi mu jóge moomu di Ousmane Sow Huchard ñu wax ci tolluwaay mbas mi ci réew mi ak ndeeteel gi nga xamante ne ma ngaa gën di jéggi dayoo fi mu ne nii nag mi ngi ci téeméer ak fukk ak juróom-benn yoo xamante ne faatu nañu ci réew mi ba yëf yi tàmbalee ba tey yeneen i ñeent ñoom ñoo mujjee faatu ci bisu tey ji nag téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo am jàngoroy mbas mi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaari test yoo xamante ne def nañu ko téeméer yi ak fukk ak ñeent di ay jege benn cas bu bàyyeekoo ca aéroport fukk ak juróom-ñaar bokk ci wàllante googu ñu xamul tey nag téeméer ak fukk ak ñeent ñoo daal di wér fanweer ak juróom ñi ngi ci guddi gu bët setagul ñu dem ba diwaanu Ndar des ci jàngoro ji waxit ci tolluwaayu foofu fi
fi mu ne ñoom am nañu lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci cas loolu it jaaxal leen ñu gis ne fan yu mujj yi dafa mel ni wàllante ga ma ngay gën di jéggi dayoo ca diiwaanu Ndar am na sax ñoo xamante ne ci yeneen i réew lañ ko jëlee woon it dugal ko foofee ca Ndar ki ci gën a metti leen nag mooy ka ca ñàkk bakkanam te fekk baax ca Richard Toll Ousseynou Diop. Ndar géej bi feebar bi tàmbalee ba léegi ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ni am nañ feebar bi ñu duppee coronavirus ci ñooñu fukk ak benn ñoo ci wéragum benn ñu daat koy yóbbu ca Ndakaaru ndax dafa amoon ay jafe-jafe mujje faatu moom sax ma nga jógee ci Richard Toll jamono ji ñuy wax nag juróom-ñaar ñoo xamante ni dañoo am feebaru coronavirus bi ñu ngi leen di faj région bu Saint-Louis doon célébé yoon diggante Mauritanie ak Sénégal moo tax nag ñu gis ni ña fay jóge di ñëw ci dëkk bi bari na lool bi mbir yi tàmbaleeg léegi junni lañu juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ñooñu nag ñetti téeméer ñoo ci ñëwaat ci diggante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ak benn fan ci weeru juillet ñenn ña ñu daal leen di contrôler ñu am feebar bi ñu duppee coronavirus ñeneen ña nag ñu mujj leen bàyyi ñu dem seen i kër juróom-ñaar fukk nag ñu nemmeeku ni ay cas contact lañ juróom fukk yi ñu ngi ci district bu Saint-Louis ñaar fukk yi nag nekk ci Richard Toll région bu Saint-Louis diggante fanweeri fan ci weeru juin ak benn fan ci weeru juillet jot na téeméer ak juróom benn fukk ak benn ay test yoo xamante ni ay doomu Sénégal yu doon dund ca Mauritanie lañ ñëw ci dëkk bi waaye nag xibaar bi mooy ñëpp ñi nga xamante ni def nañu ay test ci ñoom kenn amul feebar bii di coronavirus. district sanitaire bu Saint-Louis di xaar juróom fukk ak ñett ay prélèvement yoo xamante ni ay doomu Sénégal yu jógee ca Mauritanie lañ jaare ca Rosso wala boog ñu jógee ci Jama ngir xeex bi nag ñu gën ko mën a ñongal Saint-Louis mi ngi jël ay matukaayam ndaxte jamono jii am na mission boo xamante ni organisation mondiale de la santé ministère bi yore wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal OIM ak HCR ñu ngi ki amal dem ñemee ko ci yenn bërëb yi nga xamante ni dañu gis ni frontière la dem ci poste de santé yi ak itam district yi ngir mën a xool nan la ñuy fexee ba gën a mën a xeex lii di feebaru coronavirus bi ci loolu sax ñetti ay respirateurs yoo xamante ni ca Dagana la nekkoon indi nañ ko ci diwaanu Ndar géej ngir gën a mën a ñoŋal xeex bi. gannaaw mbas mi ñu wax ci leneen muy élus locaux yu Sénégal nag lu soxal wàllug ñoom xeexuk mbas mi nag dugal nañu ci lu toll ci juróomi milliards ci suñuy koppar ki jiite nag kuréelug maire yu pôle territoire Sine Saloum moom moo ko xamle bu weesoo loolu nag ma ngay yëgle ni bu mbas mi weesoo nag boo mayul dana gën a metti ba tax na mi ngi sàkku daal ci ñu delluwaat ci àll bi maanaam delluwaat ci suuf si bàyyiwaat ngir nag mën a mucc rek ci jafe-jafe yi nga xamante ne mbas mi dana ko bàyyil réew mi Ibrahima Diamé ak Faly Gueye. comme ni nguur gi taxawee ngir jàmmarloog feebar bi la di coronavirus collectivité territoriale yi ñoom itam jàpp nañ ni am nañ ci taxawaay gu mot sëkk gu am solo ndax dugal nañ ci lu weesu juróomi milliards. am état central bi am nañ ndimbal yu mu joxe mais nag maire yi dañoo yemul ci ndimbal boobu nga xamante ne administration centrale da koo joxe ndax soo ko xoolee. li maire yi dindi seen budget ñoom ak président de conseil départemental yi soo ko xayma biñ koy xayma te biñ koy xayma boobu école yu ubbeegul mu ngi toll woon ci 5 milliards. bu feebar bi la jeexee ñu bëri jàpp ne yëf yi dana continuer di metti ci askan wi su boobaa ban rôle la maire yi di am ngir mën a fànq jafe-jafe yooyu le ñu jàpp ne kon xanaa dellu si ci mbéy mi dugal ci ay moyens. pour ñu mën a am ay tracteurs mën a am ay motoculteurs mën a am ay intrants am ay formation encadrement mën a joxe ay fertilisants donc loolu mooy yoon ba nga xamante ne suñ ko toppee jàpp naa ne. même dëkk yi nga xamante ne fan lañ doon jëli ceeb suñu jaayul ñun dinañu béy la nga xamante ne suñu meññeef boobu dinañu mën a dundal. bureau collectif des maires du pôle territoire Sine Saloum doon daje kon ngir def seen déclaration soutenir kii di njiitu réew mi président Macky Sall ndax jàpp nañ ni taxawaay bi mu am ci feebar bile di pandémie coronavirus lu jar a rafetlu la ci seen gis-gis. lii nag ab mbootaay la FELIOC lañu koy wax mbootaay googu nag moom ma ngay xamal kilifa yi daal ne njàng mi dafa sooxe dafa ami jafe-jafe te loole nag mbas mi wane na ko mu nekk nag ab mbootaay communautaire la muy sàkku rek ci kilifa yi mooy nañu def seen kémt lay kàttan gën a jege askan wi bu ñu bëggee am ndam ci xeexub Covid-19 Abdourahmane Diallo. temps yi ñi nga xam ne dañu am coronavirus dëkkee ci département de Mbour lim bi dafa gën a yokku fédération FELIOC jàpp ni stratégie bu gën ngir xeex feebar bi mooy dem ci askan wi. dañu gëm ne yi mel ni jaarale ko ci askan wi mooy gën a yomb li tubaab di wax approche communautaire baax na ñu ne ci kaw nguur gi di am nu muy def ak waa kër docteur yi yooyu
waaye tey am na lu ñuy wax santé communautaire am nay agent communautaire yoo xam ne ñu ngi ci fi gën a lalu ci suuf ci goxee gox xam boo jaaree ci ñoom rek mën na am ndam li nga bëgg di nga ko am. organisation communautaire bi di rafetlu nit ñu tijjiwaatee école yi waaye ñu yokk di xamle ni feebar bi wane na ni Sénégal dafa war a changer anam bi ñu jàngalee. jàng bu la joxul liggéey joxul la xam-xam joxul la yar joxul la pexe joxatu la ay xarañ pour mën a demal sa bopp mais njàng moom war nañ ko xoolaat. moo tax ma ne njàng mi war nañ profiter ci Covid bi ñun ñëpp xam nañ njàng mi dafa ne ci crise nguur gi ñoo la ko gën a xam ak ñeneen baax na ñu sowee année bi dafi examen waaye gënati naa baax nag ñu def ab taxaw seetlu ci njàngale mi. Feliop mi nga xam ne day yëngu ci fukk ak benn collectivité territoriale ci département bu Mbour di rafetlu anam gi nga xam ne noonu la fa taxawee ngir xeex mbas mi. ma ngoog ci foofee la ñuy jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Chérif Diop.